13h ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu nam koo jukki daañu wutali diwaan bu Boxol foofee itam askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa nekk jamono yi nag ñu ngi ci aw njàqare ndax itam Samba Boy addu kalpe yoo xamante ni nag daal nañ leen di sonal ci yile jamono ay weer a ngi nag ñuy woy di jëf-jëf ju ni mel ci seen kaw bi ci mujj aw commerçant la woo xamante ni ñu ngi ko agressé ci kanamuk njabootam tax na itam askan woowee di sàkku ñu daal di leen di amal aw poste police ak itam gendarmerie ñeneen tam ñoo xamante ni ñu ngi dundi jafe-jafe lu mooy commune bu Boxol ñi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca Ndorong séeréer ñoom ñooñu itam ñàkkum courant moom moo leen daal di sonal donte yenn ci ay poto yoo xamante ni itam samp nañ ko foofee boobaak léegi ngir rek ñu gis lu ñu taal jafe-jafe la tax na wàcc nañ ci mbedd ma gis ngeen leen loolu takk ay morceau yu xonk ngir fësal li nga xam ne moom moo di seen ak naqar daañu leen digtal aw reportage ci wile jotaayu xibaar daañu wax itam ci leneen ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ca Daaru mu soxal adjoint au maire yi ca département bu Kébémer ñoom ñooy yuuxu aw wàllu ndax itam ndàmpaay wi nga xam ne itam dañ koy jot weer bu yàlla sàkk toll na ci fukki junni monté la ñuy daan seen doole ëpp na loolu tax na itam bëgg nañ gouvernement bu Sénégal daal di indi ay joyanti ci situation wi nga xam ne ñu ngi koy dund daañu waxtaanee wàllu caada moom Baba Maal di waajal li nga xam ne nag moom moo di concert ca diwaan bu Zénith diwaan bu Paris mu mel ni itam seqal ab waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi lañ ko jukki ci ay kàddu bëri na bokk na ci lu soxal wàllu changement climatique ak itam jàmm ca diwaan bu Casamance ak yeneen yoo xamante ni laale na wàllu caada jit bokkal bu Dandele ñool Ibou Diouf séq na ak moom waxtaan ginnaaw itam loolee nga xam ne wowloo na ci woon waaye taskatu xibaar yi daañu waxtaanee wàllu football ñaar fukkeel bi ak benneelu journée bu Ligue 1 Njàmbur dina ci daje ak Jaraaf bu Dakar ni ki tey jilee ci stade Albouri Ndiaye mu doon aw match woo xamante ni am na solo lool ci doomu Louga yi ndax itam dina mën a tax ñu daal di taxaw ci li nga xam ne moom moo di Ligue 1 ci jotaay wi dañ leen digtal ay kàddu Matar Wade Ndoye coach adjoint bu diwaan bu Njàmbur ci micro Thierno Fall lay doon mbokk yi léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyu leen ci gën ji nuyu xibaar yi dañu koy door ak accident bi nga xam ne itam moom moo am ci route nationale numéro 1 fa tolloog Bandian lu toll ci ñetti doomi aadama daal di ci ñàkk seen bakken ñeenti am ci ay gaañu yu métti ci yile jamono boobu la accident nag la nga xam ne moom moo ko soobee bokk na ci aw mbëkkante ci ñaari ndaamaar di aw bus ak itam aw auto particulier daañ ci dikkaat ak suñu ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo ñu teewal ca diwaan bu Mbuur ak lu ko wër Abdourahmane Diallo ci suñu leen jotaayu xibaar leneen itam loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door jotaay wile bokk na ci njàqare wi nga xam ne itam ña yeewoo ca commune bu Boxol ñu ngi koy dund ay weer a ngi nag mu mel ni addu kalpi Samba Boy yi daal di leen di sonal lépp lu soxal itam ay agression ñuy dund lu ni mel bi ci mujj di aw commerçant woo xamante ni nag ñu ngi ko agressé ci kanamu njabootam askan wa rek ne doy na sëkk rek ñuy dund lu ni mel tax na itam wàcc nañ ci mbedd ya di sàkku ñu daal di leen di amal ay poste police wala boog gendarmerie Ousseynou Diop ak Habib Faye diwaan bu Ndar Géej ak la ko wër. ñeent fukk ak ñaari village yi nekk ci Boxol jamono jëlee dañu tiit tax nag ñu daal di génn ci mbedd mi la ko gën a waral bokk na ci ay attaques yu bari yoo xamante ni ak i agression ñu koy def seeni kaw ba ca mujj commerçant la ñu fekk ci biir këram ginnaaw ba mu jaayee ba pare dóor ko dóor yu metti ci kanamu njabootam waaye tamit daal koy toroxal ñu yóbbu ko ca l'hôpital ñoom nag nee nañu loolee la ñu bëgg mu dakk ay 2 heures du matin 3 heures du matin au moins ñu mën a wax mais 9 heures et demi 10 heures moins ñu fekk la si biir kër duma la humilier sa kanam njaboot loolu dafa nekk loo xam dañ koy ñaawlu ñun waa Boxol yëpp ñoo koy ñaawlu éclairage public dëkk bi zéro sécurité zéro. ci kàddu jigéen ñi kenn mënatul xëy ci gox bi di Boxol ndaxte ñi nga xamante ni ñooy def ko tu ñaawteef yi dañu lay tëru. liggéey bi ñu doon liggéey nun mënatuñu sax liggéey kenn ñameetul xëy kenn ñameetul gont loo boo xëyee tool boo jaayee bu ngoonee ñu fëgg la soo yaree ñu ñëw fëgg la dóor la ba nga bëgg a dee yóbbu la nga am boo jaayee marché boo wàccee ñu ñëw fëgg la sonn nañu tàyyi nañu monsieur président Macky Sall na nga nu dimbale ak sa ministre bu yore wàllu sécurité. poste police ak gendarmerie nag ñoom ñi nga xamante ni ñoo doon amal ndaje bu ni mel moom la ñu bëgg tax nag ñu daal di yëkkati kàddu jëmale ko ci président de la république. bu gën a gaawee poste police wala gendarmerie moom ñu soxla ci dans les brefs délais. bu ci deful pexe ñun population la Boxol fii daañu ci trouver ay solution ku fi ñëw.
askanu bokkal bii mooy juróom-ñaareelu yoon ñuy nemmeeku ay agression yoo xamante ni am na fa ci diiru ñetti weer ñuy nag président Macky Sall ak ñi nga xamante ni ñoo yore wàllu kaaraange réew mi bu fekkee ni jógunu ca beneen jiye dina ci am te balay loolee di am ñoom seen i bopp daañu jël seen i matukaay. Ousseynou ginnaaw bu ñu jógee ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal ak itam la ko wër ñu utali beneen ab askan woo xamante ni ñu ngi dund ay jafe-jafe bi la yoon askan wu ndorong séeréer la ñoom ñooñu itam ñàkkum courant moom moo leen rek daal di sonal village boobee nag ma nga nekk ca commune bu Diossong la ñu xamle mu di yenn ci ay poteau électrique daal nañ koy taxawal foofee boobaak léegi yàgg na waaye gisuñu benn yoon loo xamante ni danaan xuy xamac Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey diwaan bu Fatick. Diène mi nag mën nañu ni ab star la ci village Ndorong séeréer bi mu li muy jaay muy glace daanaka doom bu góor la fii ñëpp ko soxla moo tax daanaka lim ci yor sax du mate ndaxte ñëpp ay ñëw mabandoo bëgg ci. glace bi ngeen gis ma yor utuma ci xaalis dama yërëm population bi sonn nañ lool chaque jour sur les 24 heures damay dem di jël glace di leen indi di 3 kilomètres de Ndorong yenn saa yi ma dem à 8 kilomètres du taxaw. Ndorong séeréer nag courant moom moo fi amul ñoom nag ñu ni joytu nañ ko fu nekk waaye ba léegi mënuñu ci am saafara moo tax nag ñu defoon toogaanu ñaxtu ci place publique bi nga xam ne moom moo nekk ci seen dëkk ba ngir yëglu. dëkk bu toll ni Ndorong séeréer doon dëkk bu rëy boo xoolee dëkk yu bari électrifié nañ leen moom des Ndorong séeréer bii te bu doon dëkk bu mag boo xoolee dëkk bi mën naa ne junne yi nit ak lu fi teg ñu ngi fiy yeewoo ñun amuñu courant ba nëgeen ñun courant rek la ñuy laaj. Aïssatou Ndiaye di am mère de famille di wax ni ñàkkum courant gi ñu nekkee ci jigéen ñi la gën a métti. boo gisee mënuñoo am même case de santé bi loolu moo ko reyee man maa nekkoon matron bi case de santé bi loolu moo ko reyee def nañ demande poste de santé mais bu ñu amee poste de santé tey lu mu ñuy jëriñ ñu jëriñ parce que courant mooy utiliser matériel yi vraiment suñ manque de courant bi man def ma jaax. dëkk bii di Ndorong séeréer nag mës naa am centrale solaire bu fa nekkoon ndaxte boo demee ci dëkk ba léegi poteau électrique yi ñi ngi fa benn société privée moo leen ci doon jox courant ci anam yu métti yu cher a cher. 2009 mini centrale la woon mini centrale boobu solaire muy fonctionné en 2015 waaye bi ñu demee ba 2020 attanatul li ñu bëgg ci lëndëm la nekk on est dans le noir mini centrale boo xamee ne vraiment li ñu bëgg satisfaire ñu di takk di fay. toogaanu ñaxtu bu amul benn coow la ñu def ci seen dëkk ba ñoom li ñu bëgg rek mooy nguur gi wala sax partenaires yi ñu jàppale leen ci seen dëkk boobee nga xam ne courant moo tere mu avancé. ñi lee Aminata jooy ñu courant dong leneen li ñu jooy bokk na ci li nga xam ne itam moom moo di ay yoon woo xamante ni day faral di taggatémbe saa su nekk ndax itam xàll wa baaxul benn yoon di ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Marème Odar tax na itam daal nañuy génn ñoom itam di samp aw laaj ndax gouvernement bu Sénégal daf leen fàtte am déet. Boubacar Fall bopp ak Omar Ndiaye ñoo dikk ak ñun ci aw tontu ci woowule laaj. doxub ñaxtu bi Mbadiane lañ ko dooreel ba buntu préfecture Malem Hodar dox nag 2 kilomètres ngir fësal seen jafe-jafe yi nga xam ne département Malem Hodar mi ngi koy jànkoonteel depuis atum 2008 ba léegi. am ay tali yu génn ñu dégguñu ci Malem Hodar bi ci jiitu mooy suñu tali bi nga xam ne dafa jaar ci commune yëpp. donc mu jaar aussi Sagna jaar Jam-Jam jaar commune u Dianké Ngaba jaar aussi commune u Ndiobène jaar Ndioum Gent dem Daaru Minam dem Xelkom. mooy aussi dañu seetlu ne tali bi. force de l'ordre yi fi nekkoon di ko xaw di régulariser éliminer ci tali bi donc ñu bëggoon ay ralentisseur parce que tali bi route nationale bi traversé mu ngi def ay jéey yu mag a mag a mag bëggoon nañ ay doo daan ay hôpital bi aussi mu ngi fii daanaka poste de santé bi fi nekkoon moom lañ transformé hôpital dara matu fa am na ay chef lieu de commune yoo xam ne amuñu courant ci département Malem Hodar. ñoom nag li ñu jàpp mooy lépp lu ñëw ci yokkuteem gox ak doxal ab gox nguur gi da leen di fàtte. dañu remarqué ci fee boobu dëkk yi mu daloon président dafa yóbboon ay lampadaire donc ñun waa département Malem Hodar mosuñu benn partie ci lampadaire yooyu donc bëggoon nañ daal mu fàttaliku ñu surtout. ñoom nag bokk na ci leen gën a naqari bépp taax boo xam ne kilifa ak nguur ma nga fa fañ koo luwee. Macky Sall préfecture baa ngi nii kër guñ xàbbu la mairie baa nga ne kër guñ xàbbu la arrondissement baa nga ne bu yàlla dee taw day senn te yow loo soxla ñu defal la ko Macky Sall sonn nañ. doxum ñaxtu bi gendarmerie moo leen bajante woon bañ jébal seen bataaxalu méttit préfet bu département Malem Hodar Amadou Diop mu dig leen nag ne dina ko jébal nday mbi ligi te am na ci njort ne dina saafarawu.
ndaw ñi bëri na lu ñuy laaj ci mim réew la ko waral itam bokk na rek bëgg réew bu Sénégal gën a ñoŋ ndax itam ñenn ci ñoom ay jàmbaar lañu lool du samay kàddu ki yëkkati lu ni mel di xalifa bu Ñomar ca commune bu Sessène moom Cheikh Ousmane Faye la muy sàkku itam bëgg nañ ñu daal di joyantiwaat yenn ci loo xamante ni day tilimal wala bokk gàkkal réew bu Sénégal naka noonu itam àdduna ci li nga xam ne moom moo di xarala yu yees yi jumtukaay boobee nag mënees na ko jëfandikoo neneen xamante ni nag day wuññi li nga xam ne moom moo di warma ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. Sénégal tollu na foo xam ne soxla na mag yu mel ni yow waliyu yàlla yu mel ni yow janoo ak ndaw yi waxtaan ak ñoom képp ku bëgg a baax boo ci nekkee di nga baax waaye ku invité mbon ci sa bopp di nga bon. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne woon man tànn naa wax noppi bu fekkee nekkul jamono bu ñu war a wax ba ne leen sax ku bëgg a mucc ci yéen na nga noppi ñu gis jamono bii jamono noppi la léegi da ngay wax léegi ñu dagg sa wax seet la ci gën a ñaaw ñu wesaare ko ci àdduna bi yéen jeunesse bi yéen ndaw yi bu leen bokk mukk ci ndaw yoo xam ne liy taal Sénégal ëllëg dafay jógee ci ñoom bu leen bokk mukk ci ndaw yoo xam ne seen métier mooy saaga bu leen bokk mukk ci ndaw yoo xam ne seen métier mooy yàq deru doomu aadama te loolu dafa bari ci réew mi léegi ñi nga xam ne ñoo jiite réew mii nañu góorgóorlu ci seen réew yàllaa leen ko dénk te kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi koo gis sàmm la rawatina ku jiite te dinañ la laaj ni nga sàmmee woon sa njaboot ndaw yi yittewoo leen liy doxal àdduna bi ci xam-xam ci njub ci mbaax xam-xam bu bëree te njub nekku fa amul njëriñ waaye su njub amee rek njëriñ dina am. mbokk yi COSP kuréel la woo xamante ni nag day xeex lu ci mel ni ak yelleef rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni dañu koy faral di dund bokk na ci ëmb yu teel yi ak itam mariage maanaam maye leen ci loo xamante ni du seen ak coobare ak yeneen yu ñu xeetoo ca département bu Bounkiling lu ni mel itam la ñu daal di taxaw ngir daal di koy xeex Bakary Konté xaali jàmmee ci reportage ñu seetaan. méttital yi ñuy teg jigéen ñi fii ci département bu Bounkiling bëri na loolu. daf ñu méttal too loolu ñu ngi koy nakaru parce que jigéen yi ñu ngi leen di defee surtout xale yi jigéen yi ñu ngi leen di sàkkoo daf ñu métti loolu te dañ ko bugg a utal peke parce que fu mu ne nii nga am sa doom bu jigéen nga gis beneen góor sàkku ko wala di ko maltraité wala lu nekk di ko def wala nga nekk sa néegu sëy di fa am nakari ñu ngi lay violer foofu lu nekk lu ñu lay def loolu moom ñu ngi koy nakaru trop. pour nag xeex lépp loo xamante nekk na ay métital yi ñuy teg ci jigéen ñi loolu moo waral ONG COSP projet être femme ak boutique de droit bu Sédhiou daal di tànn 39 jigéen personnes ressources daal leen capacité. fii ci département Bounkiling violence yi daanaka bëri na jigéen ñi ñu ngi koy dund seen néegu sëy yi xale yi jigéen ñi ndaw yi aussi ñu ngi leen di sàkku maanaam di leen di violer violence bi daal bëri na fi ñun daal li ñu tax a jóg rek tey. mooy gën a dooleel jigéen ñu gën a am li nga xamante ne ñu ngi ko tuddee ci tubaab arme juridique yi nga xam dina tax ñu mën a xeex xeetu méttal yooyu ñuy teg seen moromu jigéen yi. tey dañ fi ñëwoon ci département Bounkiling pour maanaam gën leen dooleel ci lépp li nga xamante ne moo soxal seen ak yelleef. tey jigéen ñi ñuy formé jàpp nañ ne formation bi dina leen amal njëriñ ba ñu mën a xeex li nga xamante ne mooy violence fii ci Bounkiling fii ci département Bounkiling. jàpp naa ne jigéen ñi bu ñu engagé rek booloo manko violence bi mun na fi jóge wala mu wàññeeku fi. Fatou Demba madame Fati dellu si ci module yoo xamante ne moom la ñu amal ci formation bi. tey dañoo ñëw pour ñu wan leen prise en charge bi ak dénonciation bu ñu war a def tey bu ñu amee victime de violence fan la ñu war a dem ñaax seen problème fan la ñu dem. fan la ñu war a dem jooytu foofu. AGS lëkkaloo ak COSP projet être femme di ne dañuy boole seeni doole xeex lépp loo xamante ne nekk na ay métital yi ñuy teg ci jigéen ñi fii ci région bu Sédhiou. jàpp leen ne koppar yi ci fukki junni képp dong la yem junjoon naa leen ko bi ñuy door mu ñeel li nga xam ne moom moo di ndàmpaay yi adjoint au maire yu Darou Mouhty département bu Kébémer di jot weer wu nekk ñoom itam jàpp ne nag li ñuy jot dafa xaw a ndaw ndax itam la ñuy ñàkk ci seen doole moom moo ëpp loole tax nañu amaloon aw ndaje Pape Balla Gueye moo fa teewaloon télévision Futurs Médias.
ñu fal leen bu yees premier adjoint au maire yu département bu Kébémer ci seen ndaje ci Daaru Musti ñu ngi dellu di wax seeni doléance moom mi yore seen kàddu soxna Oumou Ba nekk première adjointe au maire bu commune bu Daaru Musti mu xam le ne jamono ji jot nañu daal di xoolaat ndàmpaay gi nga xam ne moom la leen di jox weer wu nekk te jamono ji daanaka matatul la nga xam ne moom lañ ko doon doyee. ni nga xam ne le président de la république dafa yore indemnité yu nga xam ne yu maire yi la mu jàppale ñu yore ko suñu bos parce que le président ni nga xamante ni ndax maire yi ñoom mënuñu ñoo fay lu ëpp lii parce que dañ leen a tegal ne seeni maire yi bu ñu amul lu ëpp nangam duñ egg barab sàngam comme maire yi ñoo ñuy fay nag maire yi ñun teguñu leen dara lu nga xam ne nii ci jafe-jafe bi suñ digga ak ñoom la du suñu diggante ak ñoom dañuy ñaan le président de la république rek comme ni mu gàddoo indemnité maire yi mu gàddu ko suñuy indemnité. liggéey yu bari yoo xam ne maire yi ñoom ñoo ko waroon def ñu dénk leen ko jot nañu daal di xoolaat statut adjoint maire yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci commune yi suñu sukkandikoo ci soxna Oumou Ba. ku ci nekk ca côté ba nga nekk ak côté bañ la confier nga nekk di ko liggéeyee moom maire bi dégg nga li mu wax nee na nekku fi par week-end la fiy nekk waaw léegi nag ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñun bu soutien au sinistré ñëwee ñun la ñuy gis bu gàmm ñëwee ñun la ñuy gis bu lu mën a ñëw cant et tout ñun lañ fiy fekk vraiment ca ñun daanaka balayeuse ba nekk ca mairie ba sax moo ñuy ëpp salaire. ndaje bu njëkk goo xamante ne adjoint au maire yu département bu Kébémer jot nañu ko daal di amal ñu ngi dellu di woo seen naataango adjoint au maire yu Sénégal yi ngir ñu daal di boole seen doole ngir fexe ñu am nekkin woo xamante ne wu gën a mucc ayib lay doon. Pabal languk politique bi xam ngeen ne élection législative yi namu nañ koo amal ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet wi nga xam ne moom la ñu dëgmal jàppale ne élu yu Podor nag la ñu bëgg moom moo di lépp lu soxol la ñuy laaj mu ñeel dagaanuk baatu askan wi ñu daal di koy am ci anam bi nga xam ne itam noonee la waree lu ni mel lu mën a nekk la ak jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu finance moom Abdoulaye Daouda Diallo la mu xam ne itam mu di lépp lu ñeel li nga xam ne itam moom lañ leen di laaj mu soxal parrainage yi daañ ko matal sëkk ñu teewlu Mamour Dia coordonnateur boobule mouvement ci micro Pape Fara Ñing ak Amadou Ba. gannaaw Podor nu mu toogee ci wàllu élection yu passé yépp ak résultat yu mu am ci élection yépp te nga xam ni musul féete gannaaw donc ñun ci élection yi législative di ñëw président du conseil départemental yi ak fukk ak juróom-ñaar maire yu nekk ci Podor parce que Podor ñaar fukk ak ñaar maire la am benn mairie bi mairie opposition la daañu taxaw temm jàppale Abdoulaye Daouda Diallo ndax résultat yu ñu doon am at bu nekk ñu mun leen am loolu ak moom ñun ñoo challenger liste bu mu yore et que dañu bëgg élection yi topp yoon mel ni nu mu doon mel at bu nekk ci Podor ndax Podor at bu nekk yore araraay bi. ginnaaw langue politique bi mbokk yi ñu waxtaanee leneen mu soxal wàllu caada maa ngi leen ko doon wax jiit bu Dande Leñol moom El Hadji Baba Maal mi ngi waajal aw concert diwaan bu Zénith ca Paris mu mel ni nag lu ni mel ci waajtaay li sekk na ab waxtaan ak ñenn ci ñoo xamante ni laale nañ ci bokk na ci way taskatu xibaar yi ci ndaje yi nga xam ni itam mi ngi ko doon amal moom Baba Maal daal na ci jukki ay poñ yu bari bokk na ci lu soxal wàllu coppiteeg jaww ji ak itam jàmm diwaan bu Casamance ak yeneen yu ni xeetoo yoo xamante ni moom la ñu jot a tënk foofee Ibou Diouf Amadou Ba ñoo ñuy tekkil yeneen i sa des. noonee la Baba Maal tàmbalee ndaje bi le ngir delloowaat njukkal ndem si yàlla ci Kalajo ndaje bu am solo Baba Maal wax ci ay projet wax li mu bëgg a def ci wàllu développement ak kiitam lu aju ci alam gi loolu rek di firndeel beneen taxawaay boo xamante ne artiste bi la bëgg na ko amal ngir gën a taxaw réew ak itam askanu der bu ñëw. xam bu ñu lutte contre la désertification ça c'est avec UNCCD les Nations Unies mais le repeuplement du fleuve Sénégal ñu bokk ko avec
la Guinée le Mali la Mauritanie ñu xool ni fleuve bi amoon na lii ci ay jën amoon na lii ci ay végétation ñu jël ñu ne la yow benn doomu aadama loolu ñu yaakaar ni mën nga ci jàpp ba dex Sénégal képp ku ñëwaat foofu sànni sa mbaal nga mën a jàpp li mu mën a jàpp il y a des dizaines d'années loolu c'est kii la donc responsabilité bu mag la. ci bile xew-xew tamit amoon ay xaritam ay melomaan ak i taskati xibaar yu fa teewoon bokk na ci li ñuy waxtaane nees def ngir mën a taxawaay boo xamante ne day may ñu aar alam bi. Exemple, on parle de l'Afrique, c'est le continent du futur, on dit que l'Afrique c'est le continent du présent, mais loolu jeunesse bi déglu ay message yoo xam ne message yu fort la yoo xam ne daf leen di may doole pour ñoom ñu xam fan la ñu teg seen tànk. bokk na ci leneen liñ fa yëkkati tamit fitna bi ñu nemmeeku ca diwaanu Casamance Baba Maal ne nag jot na tamit ndaw yi nga xamante ne ñoo yeewu fii ci Afrique ku ci nekk gën a dëggal sa bopp ngir luy suqali ñi nga xamante ne mooy continent bi. fera vraiment plaisir que cette génération pas seulement Pulaar ñu approprier wu ce répertoire là quand j'entends Titi mu woy il y a Delia ou bien Viviane mais ça me fait plaisir. ñu ne daanaka lu toll ci fanweeri at ak juróom yu Baba Maal nekk ci li nga xamante ne mooy langue musique répertoire boobee nag dina ko neex lool ndaw yi di ci sukkandiku. football ñaar fukk ak benneelu journée bu Ligue 1 Njàmbur dina laale ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Jaraaf bu Ndakaaru ni ki tey jii ci dibeer bi ci stade Albouri Ndiaye mu nekk itam aw match wu am solo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di doomu Lougaloo yi ndax itam dina mën a tax ñu daal di taxawee ci li nga xam ne nag moom moo di Ligue 1 bi Matar Wade Ndoye moom mooy coach adjoint bu diwaan bu Njàmbur ñu teewlu ay kàddoom ak kañu teewal ca Njàmbur Thierno Fall. match championnat la mais pas comme yeneen championnat yi pas comme yeneen match yi parce que match bi Jaraaf dafay xëccoo titre ñun ñuy xëccoo pour gën a mën a assurer suñu maintien ci première ligue bi kon yaakaar naa ne li ci war lépp commencé ko ci dirigeants yi supporters yi encadrement yi ak joueurs yi def nañ ko suñ ko defee comme niñ ko defee woon match aller ba rek je crois que ne problème du am parce que match aller ba football nañ ñëw nañu mettre en place une équipe compétitive boo xamante ne dafa dominer Jaraaf ci côté yëpp malheureusement ñu dem ak match nul kon je crois que ne taxawaay boobu suñ ko amee ak engagement boobu rek ak détermination bi yàlla danañu defal ndam ci kaw Jaraaf incha allah. maa ngi ñaan supporters yëpp ñu ñëw sans violence nag ñu ñëw supporter seen équipe ndax Njàmbur fu ñu àndandoo nekk benn dëkk bi rek fu ñu àndandoo nekk benn rek yaay defal ñu njàm moom la nit ñi indiwaat ñu amaat renfort aussi ci mercato bi loolu moo indi performance yi ak liggéey bi nga xamante ne aussi ñun staff technique bi jóguñu ci di ko def di ko ñaax joueurs yi loolu moo indi performance bi ñi ngi ñaan yàlla mu continuer ba fin saison bi quoi. équipe nationale bu Scrabble daal di ñu jël jaww ji wutali fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Yaoundé ngir amal taxaw li nga xam ne moom moo di titre continental bi ñoom itam seen ak entraînement bu mujj ni ki démb la ñu amal lu ni mel waaye bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo leen di tàggat ci la jamono am nañ xel mu dal ca la nga xam ne moom la ñuy fekki ca biti réew El Hadji Malick Ndiaye président bu fédération sénégalaise bu Scrabble la ñu teewlu ay kàddoom Abdoulaye Anne moo ko tàttaan. parce que dañoo waroon préparer dem championnat d'Afrique bi ren Cameroun la Cameroun bu njëkk ba festival la woon mais léegi championnat bi mooy 6e édition bi bu 5e édition bi Sénégal moo ko organisé woon fii donc ren ñun ñooy dem Cameroun fekki leen war a dem pour jëlee ndam li waaw équipe bi nag dugg nañ regroupé nañ parce que li ko yombal mooy ministre bi lépp li mu waroon ak ñun def na ko jàppale nañu pour nga xam ne dinañ regrouper sereinement dinañ voyager sereinement ñaax joueurs yi ñu dem Cameroun jëli ndam li indi wax ma ndam li kese mais ndam li fa ànd ak ay médaille d'or ndax man comme ni koy autorités yi bëggee ñun médaille d'or leen bëgg ren waaye ren nag édition bi nar a metti la si ñun parce que ren Sénégal la ñëpp di xaar ñëpp dañ ñoo bëgg a gagné xam nga ko ñëpp bëgg a gagné nag daf da nga nar a sonn fi mu ne nii daal macha allah xel dal na liñ gisagum parce que am nañ joueur boo xam ne tey ay joueurs yoo xam ne tey danoo def top
boo déggee topp sa esclave mooy lépp li machine bi génnee dañ kaa trouvé c'est-à-dire que ñoom dañoo tolloo point ak machine bi wala ñu raw machine bi te loolu jour bu koy def c'est-à-dire que yow tu es en forme sa moroom kii ne yaa ngi nekk en forme parce que kuy dem bay machine bi ngay suivre nga tolloo ak moom wala nga raw ko kooku nag mooy ku mel ni ku football match rek nga dugal ñetti but si benn match nga gagné donc daal foofu fi mu ne nii daal macha allah xel dal na daal. Hadj Malick ñu ngi seen ginnaaw di ñaan suñu borom daal di leen ni mbay ndam ngeen mën koo indiwaat fii ci réew bu Sénégal mbokk yi waxtu yëkkati jotaay jot na fi la ñuy jaar daal di buural di daje ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam wooy leen di des ak programme télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.